xam taal bi kenn deewu ci kenn ñàkku ci bakkanam. Maïmouna man débat boobu du ma si dugg xamul tax parce que ñëpp a nekkoon si terrain bi xam nga buñ dee des milliers de nit ñoo génn mu am ñu dee man ñun dañoo gëm ni yàlla mooy dogal mais mënoon na nekk responsable yooyu ngay wax ay nit dee ci parce que ñëpp a nekkoon si terrain bi loolu mooy dëgg parce que ñun duñu ay nit ñoo xam dañuy yóbbu nit ñi ci terrain bi te duñu wàcc ci terrain bi ak ñoom loolu ku ñu xam ne nekkuñ ci loolu li ñu doon wax nag aussi mooy nit ñi defuñu woon lu dul wax ni nañ taxaw résister def ay manifestation pacifique mais provocation daf ci am loolu il faut nit ñi leeral ko. c'est-à-dire. provocation daf ci am parce que li déclenché lépp ci coow li mooy bi Ousmane Sonko déparé këram di dem wuy ji le juge du 8e cabinet benn coow amul dañoo ànd ak ay nitam ñu dar ko comme li mos a am Sénégal man bi may nekk étudiant ñun dañu faawoon Ablaye Wade comme tey jii nii étudiants yi faawee Ousmane Sonko ñoom ay xale lañ toll ci loolu ñun bañ cay toll defoon nañ ko Ablaye Wade fu ñu ko mos a woowee fu ñu mën a fekk dañuy ñëw taxaw ànd ak moom dar ko topp avenue Cheikh Anta Diop bi dar ko ba Tilène dar ko ba tribunal loolu moo mos a am mais luy tey ñii mën a muñ loolu. Idrissa Seck jóge na fi 11h la même chose di wuyu ji Assane Ndoye 16h la yegg ba xoolal président Abdoulaye muñ ko toog ca palais ba mu metti ko loolu xam naa ni parce que ab politicien buggul moroomam di def ful te buntu université ku ne xam na ne bu fa jaaroon ba étudiants yi fàq boole ci mbooloo moom yoroon ñu jaar ti leen ñu fàq comme la daan am kon peut-être daañu gis mbooloo mu robb bu Idrissa Seck boobu ngay wax peut-être kon 20h la yegg tribunal mais da ngay muñ gis nga kilifa boo ko nekkee da ngay mën a muñ rek moo tax ma ni préfet Dakar bi na bàyyi mbedd mi mu nekk di lambar xam nga tax moo ko parce que moom bokk na ci ñi bloqué cortège bi wax waa GIGN nañ xeex ak xale yi pour ñu tas leen ñu dem coppati Ousmane Sonko ci digg tali bi dugal ko ci oto yóbbu te li jaaxal ni sax mooy tax yóbbuñ ko ci juge 8e cabinet donc ba sax foofa ñu tuumaal boo xam ne reetaanloo na Sénégal yëpp quoi participation à une manifestation interdite ou non autorisée bu ñu ko ci mën a tuddee mais nit ku nekk ci otoom di dem mos deful lu kenn deful leader yi fi mos a woo yëpp loolu mu def lañ def ànd ak seen i nit ñu dar leen nga wàcce ko provoqué nit ñi xeex génne ay lacrymogène te kenn sànneegul woon kenn deful dara ñëpp dañoo àndoon ak moom rek di ko dar soxna may mun a ki def loolu mais li xew nii mun ñu ko cee génne loolu tax mbir mi vraiment il faut que les Sénégalais reviennent à la raison man mbir mi comme ni ma ko wax damay analyser rek ànduma ci kenn. il faut que la classe politique sénégalaise revienne à la raison. c'est ça waaw moom la man. damay analyser lii xew rek yàlla xam na ko damay analyser lii xew mais lii xew nii man musuma ko gis c'est-à-dire que il faut nguur boo ko yoree da nga am sérénité boobu nag man jàpp naa ne moo amul woon ci mbir mi ba an jur li mu jur parce que man jàpp naa ne bu ñu bàyyi woon Ousmane Sonko mu topp ak ay nitam ñuy dox même bu dee def day def 10 heures de temps ñu ni juge du 8e cabinet bi toogal rek te di ko déglu dina ñëw yow kay toogal rek même bu dee 22 heures dana ñëw bu ko defee benn coow du am bu ko defee ñoom bu ñu créé dara daan leen ko mën a tuumaal mais ci image yu leer nañ ñoom ñoo dagg cortège bi ñoom ñoo tiré ay lacrymogène te ña toppal Ousmane Sonko yoruñu xeer yoruñu doj yoruñu paaka yoruñu jaas yoruñu dara wax dëgg yàlla nag il faut aussi que ñuy analyser les choses donc man li ma jàpp mooy foofu c'était un tournant décisif dans ce qui s'est passé. Fadilou, en faisant l'analyse est-ce que mën nañu occulter la responsabilité des politiques dans ce carnage-là? Merci Maïmouna waaw comme ni ko daan defee léegi rek commencer par jaale ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen njaboot ci li nga xamante ne moo fi xew di ñaan yàlla yu mel nii aussi bu mu fi mës a amati li fi xew mënut a neex kenn parce que matériel yi c'est vrai am na ñoo xamante ne ñàkk nañ seen ay biens te biens yooyu mun na am ay investissement wala ay préparation yoo xamante ne la mun na jël giiru dundu nit métti na lool waaye comme ni ko dam waxee léegi bu doon jar 60 milliards aussi benn bakkanu doomu aadama rek lëng na ko wala gën na ko cher donc loo xamante ne la day désolé ñëpp mais par rapport ak yi nga xamante ne xew na fi aussi je crois que tey buñ tollee fi ñu toll nii ak dynamique bi nga xamante ne ñun ñëpp fa lañ nekk actuellement bu ñuy analyser war nañ ci gën a def lucidité tey damay jël ay exemple yu ndaw
fan yi passé gis nga Ousmane Sonko dugg na biir université il y avait plus de monde que ñi nekkoon buntu këram premier jour bi c'est-à-dire le 8 je crois bëri na nit lool taxaw na saafonte na ak ñoom dem na amul benn problème nit ci ñoo tas ci saa si benn problème amul mi ngi dem di wuyu ji ñu bloqué cortège am mun na am suñ ko mayoon mu jàll comme ni nga xamante ne moo fi yàgg am élément d'historique yi wax nga ko léegi Idrissa Seck wala moom Macky Sall ci boppam président Macky Sall mun na am bu ñu ko bàyyiwoon mu dem mun na am yëpp du ci am mais dafa mel ni booy xool dem boobu noonu bëgguñu ko woon parce que préfet bi dégg nañ ko mu wax ci benn vidéo mi ngi naan dinañ leen gaz yéen ñëpp même sax presse bi ba tax na sax Ousmane Sonko bu nekkoon dafa ñibbi këram dañ décerner mandat d'amener kon dafa mel ni nit ci mandat d'amener boobu noonu lañ doon yóotu wala boog Ousmane Sonko bi mujjee jël décision ginnaaw bi ñu ko convaincre won ko ni ko dafa war a wuy ji kilifa yi tamit wax ak moom ñun aussi ñu wax ak moom mu d'accord ni day dem mel na ni dem boobu noonu nit ci séentuwuñ ko woon te bu ñu ko fekkoon këram lu gën a graaw mooy am mun na am ay bakkan yu bëri na rot moom sax bakkanam mun na cee rotaale c'est pour dire que ne tey am na loo xamante ne suñu force de défense et de sécurité yi ay nit yu professionnel lañ dem bi ñuy def évaluation yi suñu régions yi ak département yi li ñu fa am ci ay décès li ñu fa am ci ay nit yu jàpp prison ak et cetera on s'est rendu compte que ne gox yëpp yi nga xamante ne dañ leen bàyyi ñu manifester ñu génn en masse amul benn emprisonnement amul benn casse gox yu bëri département yu bëri yoo xam ne dañoo am na ñoo xamante ne sax amuñu autorisation gendarmerie wala police mais dañoo génn par force bi ko force de l'ordre yi constaté dañoo leen mujjee encadré ñu génn def li ñuy def duggaat. amul benn exemple même aujourd'hui pour Ziguinchor par exemple amul benn casse bu si am te loolu dafa nekk loo xamante ne liberté la boo xamante ne c'est une liberté constitutionnelle tey bu ñu gisee ni ñun di constater en tant qu'acteur politique parce que aussi xëy ñu xëy rek nekk situation bi c'est un long processus président Macky Sall xam nga ni c'est un grand politique fi mu jaar ak parti de l'opposition ba ñu egg si situation bi lu jara jàngat la évaluation bi warul yem ci ñu circonscrire ko ci ay bakkan yu daanu wala ay quelques heures yi am entre politique processus bu gudd la moo ñu indi tey ba ñu egg si niveau vraiment boo xamante ne daf tension bi dafa egg foo xamante ne c'est extraordinaire te lu nekk mënul na ci am comme ni ko dam waxee léegi aussi ñu ngi faat ay xale ñu ngi faat ay doomu aadama yoo xamante ne mun na am sax ñenn ñi ils n'étaient pas actifs ci wàllu politique mais comme ni mu ko waxee ñun aussi ay nit la ñoo xamante ne lépp lu ñuy def dañ ci bokk mun na am ñun aussi mën nañu daal foofu mais quoi qu'il nu mu ci mën di nekk rek nañ xam ne li fi am lu regrettable la lu opposition ak parti yi fa nekk yépp mën ci mbir mi état bi moo ko ëpp fuuf ay responsabilité ak capacité tey jii nii coow li wax nañ ko mën nañ ko évaluer mais kenn mënul mooy ci ne président Macky Sall bu nekkoon jël na décision bi nga xamante ne war na ko jël hauteur vraiment se placer au-dessus de la mêlée xam ni moom lu bon lu ni ci ñàkk a jubóog moom wala ànd ak moom ci ay kàddu moom moo ilif ñëpp ñu bëgg ko ñu bañ ko loolu moo am bu nekkoon teel na jël décision mun na am yenn jafe-jafe yi mun nañ fa bañ a àgg. bu nekkoon teel na jël décision ban. xam nga tey président Macky Sall dossier bi xam na ko ay ministres am wax nañ ne xam na ko en conférence de en conseil de ministre la ko xam ak wala extra en tout cas xam na dossier bi moom toog na fi 31 décembre ne am na dossier yoo xamante ne moom moo ci teg la coude. pourquoi parce que su ko jëlee jébal ko justice mun na taal dëkk bi. su nekkee nag mën nga jël dossier boo xamante ne ay institutions ñoo ko liggéey lu mel ni ay corps de contrôle ñu jox leen ay milliards voté leen budget ñuy liggéey am ay personnalités yu mag yu fa nekk di liggéey pendant ay années nga téye lu mel ni Cour des comptes 5 ans mënul teg rapport ci kaw table mu nekk ay milliards yu budget yoo xamante ne daanaka dafa naax say parce que seen ay mission mënuñu ko remplir su nekkee ñooñu dañ la jox rapport boo xamante ne rapport boobu ça coûte des milliards nga mën ko teg sur le coude rawatina un dossier boo xamante ne c'est éminemment politique te yow sa bopp xam nga ni éléments yi boo ko amee boo ko mënee càmbar yow président de la République war nga xam ne lii complot te bu nekkee complot rek mën nga si génn parce que tey lii xamante ne moom la ñu interpellé ñun ñëpp en tant qu'acteur politique moo di responsabilité bi nekk si politique man dama si man bon ñu bëri ñoo bokkal sphère politique bi ñoo ma mag mais dama si amee kersa bu extraordinaire parce que je me dis que nit boo jël décision da nga war a xool parce que am na loo xamante ne boo ko ratee rek mun na jur jéyee parce que 11 bakkanu nit daanoon loo ci loo xamante ne dëgg-dëgg mënoon nañu ko éviter loo xamante ne la c'est extraordinaire donc tey boo gisee dossier boo xamante ne indi nañ ko nga xool am na ni koo xamante ne ñu ngi ko ciy tudd sa coalition la bokk mun naa am doon ut la neex man su doon maay président de la République kooku bokk ci te bokk Benno Bokk Yaakaar moom laay sëf affaire yi ñu tëj ko prison. mais jusqu'à présent on parle de Sidi Ahmed Mbaye mais kenn dafagul link entre Sidi Ahmed Mbaye ak un responsable connu de l'APR loolu muy beneen affaire bi Adji Sarr qu'elle soit manipulée qu'elle agisse dans le cadre d'un complot ou pas
c'est une citoyenne dafa porter plainte contre un autre citoyen dans un pays normal président de la République mënu ci dara. mais mun a comme ni mu ko waxee léegi Adji Sarr xam nga tey wàllu jiiñ nit viol dafa nekk lu extrêmement grave lu sensible loo xamante ne la bu ñu ci jëlul lu ñu ci war a jël sax mesure ñu ci war a jël ce serait un précédent dangereux pour ñu ñëpp képp ku fi acteur politique mun nga dem ba toll fenn fi ñu jiiñ la viol mu jeex nga yàq sa carrière yàq sa àdduna yàq sa parce que aussi ki muy accusé aussi père de famille la am loo xam da ko liggéey Sénégal am posture mu am boobu ba léegi Adji Sarr kenn mënul fexe di note ay akam ak ay yelleefam moom suñu rakk la xale la mun na am si mbir mi sax victime la mais aussi li ma bëgg a wax foofu rek boon ko insinuer mooy ña nga xamante ne ñoo waroon chargé enquête bi ñoo waroon liggéey bu nekkoon bàyyi na leen ñu liggéey ba egg fa ñu war a egg mën na am lépp la nga xamante ne war nañ ko leeral aussi si dossier bi dinañ ko leeral nga permettre ma def benn corrélation bu ndaw ci assemblée nationale aussi Moustapha Niasse aussi le président Moustapha Niasse est aussi interpellé parce que aussi assemblée bu defoon liggéeyam bi ko war lii yëpp leer na te jéye du am li tax ma koy wax mooy boo demee ci règlement intérieur assemblée nationale article 32 ci chapitre ba nga xamante ne fa la ñuy waxee les commissions spéciales temporaires ci commission ad hoc nekk ci biir article 32 dafa ne commission ad hoc li ko tax a jóg ñaari mbir la mën a nekk benn bi mooy étude bi ci des mooy information dans l'une lot des situations bu ñu càmbaree këyit ya nga xamante ne joxoon nañ leen ko te ñoom bind ko seen rapport bi mu di ay certificat médical ak mu di ay PV audition ak yooyu noonu. certificat médical bi Aïda Mbodj nee na bokkul ci dossier bi ñu leen jox. voilà Aïda seen na seen émission bi d'ailleurs moom bokkul ci dossier bi nee na gis ko mais loolu en fait commission ad hoc boo demee si commission spéciale si chapitre boobu dañ la développé lu bëri lu commission ad hoc mën a def commission ad hoc bu ko neexoon mu créé sax beneen sous commission dénk ko ay mission bu neexoon commission ad hoc képp koo xamante ne soxla na ko pour dellu ko ci mbir mi pour leeral ko mun nga ko am léegi nag ku mel ni président Moustapha Niasse ñun dañuy jàpp ne war na xam règlement intérieur assemblée nationale tey am na loo xamante ne bu ko féetewoon président Macky Sall mun na am du egg fii mu egg bu ko conseillé woon ne ko ñun de ba ñu seetee ba seet lii ñu gis xam na ni mun na am bu ñu ko toppee dina jur loo xamante ne si dëkk bi kenn xamul mun na si teg loxoom bàyyi mu sedd parce que dëgg-dëgg may mun a Sénégal yëpp mujjee nañ xam ni dossier bi tamit Fadilou am na loo xam ne foog ñu yëkkati ko tuuti Ousmane Sonko ce n'est pas un privilégié. Pourquoi bu ñu amee lu ñu teg ci ndoddam nit ñi war a tout de suite conclure ne bu ñu enclencher justice day indi jéyee ci kii bi c'est-à-dire yéen a ngi koy wax mais yéen a ngi def ci bopp sénégalais yi yéen a ngi susciter kii boobu ci bopp sénégalais yi Ousmane Sonko c'est pas un privilégié. oui il doit répondre. bu fekkee ne dañ ko accuser mu dafa war a leeral deram aussi. xam nga Maimouna Dièye yaa ngi tudd koo xamante ne dafa taxaw yaa ngi may woowee Maimouna Dièye la président